joxe nga addiyey giléem yu sefi ngurdu sefi koom soldaar sa yaa joxe sa doom fa diiru faalam nag texe joxe nga addiyey giléem yu sefi ngurdu sefi koom soldaar sa yaa joxe sa doom fa diiru faalam nag texe. ci nekk ci turam ak sàkkam ci leen di indi nuyoo délégation permanente Sénégal fii ci UNESCO may tàmbali rek di nuyu kilifa yi fii nekk yëpp yi nekk fii Paris waaye yi jógee Dakar yi jóge ci yeneen réew yu bari ñëw teewee si ndaje bu mag bii nii fii biir Paris mu nekk nag ndaje boo xam ne bu am solo la ci ñun ndaxte comme ni ko Alaaji Bécaye Mbaye waxee léegi nii mu nekk moom tamit un grand communicateur traditionnel ñëpp xam ko ci contribution ci lépp loo xamante ne day doxal Sénégal di jëmale Sénégal kanam waaw UNESCO nag nekk benn kuréel bu mag ci àddina bi boo xam ne ci chartam ci constitution am dañu ne puisque les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les défenses de la paix waaw comme lépp loo xamante ne lu jëm ci xiiroo ak ŋaayoo la ci jël ngànnaay pour xeex yeneen peuple ngir indi lépp loo xamante ne féewaloon ci xelu nit lay commencer donc ci xelu nit fa la ñuy commencer lépp loo xamante ne daf ko war a xeex daf ko war a éviter dafa war a indi jàmm donc maanaam daal wut jàmm ci biir xelu nit lay commencer voilà fa lay tàmbali waaw loolu mooy mission wu UNESCO moo tax UNESCO un message de paix la paix par le dialogue la paix par l'éducation la paix par la science la paix par la culture donc éducation science culture loolu mooy UNESCO te lépp nag di daje rek ci xelu doomu aadama moo tax daje bi ñu am nii tey damay wax ne c'est un devoir de mémoire maanaam ñun dañu am obligation di fàttaliku mag ñu baax yi nga xam ne dañu sacrifié wu joxe lépp li nga xamante ne moo ëppoon solo ci ñoom mooy dund doomu aadama ngir jàmm mën a dellu si ci àddina ngir àddina bi mën a nekk benn te yaakaar naa ne kuréel yi nga xamante ne ñooy nekk ci àddina bi yëpp muy Nations Unies ñoom ñëpp ci jàmm la ñuy dox waaw moo tax am ndaje bi nii tey ak yi nga xamante ne ñooy ñëw suba yëpp ëllëg dafa nekk loo xamante ne lu am solo la te dafa bokk ci mandat wu UNESCO pour ñu jàppale ñëpp ñoo xamante ne xeexoon nañ démb ngir jàmm am tey xeexoon nañ démb ngir liberté ku ci nekk doomu aadama bu nekk mën a am sa liberté wu bopp xool nan nga bëgg a doxalee sa réew waaw réew yi nag dañuy war di waxtaan seen biir moo tax sànq ma ne la paix par le dialogue dialogue nag mooy waxtaan mooy indi ñàkk réeroo te ñàkk réeroo mooy tax ku ci nekk weg sa bopp weg sa morom te ku ci nekk bu wegee sa morom rek mooy li tubaab di woowee compréhension mutuelle te par conséquent compréhension mutuelle fu mu am rek juboo daf fay am nit ñi dañuy mën a solidaire di mën a liggéey ensemble donc vraiment damay am mbégte bu mag teew fi tey ci invitation wu Serigne Cheikh Khady Fall waaw ñu amoon nag yéene bu mag defee lii ci UNESCO waaye antuwul woon waaye incha allah dinañ ci gën a taxaw ngir ak yii di ñëw lépp luñ ci mën rek ñu jàppale leen waaw loolu laa amoon lu may wax te vraiment di ñaan yàlla ndaje bi bañ a nekk bu mujj bi lépp luñ ci bëgg rek yàlla defal ñu ko te mu nekk di vraiment li nga xamante ne moo ñu ji ci Sénégal. subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah. awu leen ko waay. waaw na ñëpp aw nag na ñëpp aw. monsieur le islam na ñëpp ko bokk. na ñëpp aw. ana Cheikh Mbaye. dëgg la amoon naa bokk. ana
Aja Aïda سبحان الله dañ ñëpp aw العظيم لا إله إلا سبحان الله وبحمده لا إله إلا ووالد وما ولد لا إله إلا ñëpp aw waay ñëpp aw يا عزيز يا جبار لا إله إلا بدأت بسم الله في أول السطر فاسمه قسم مني من الدر وصليت في الثاني على خير خلقه محمد المبوش بالفتح والنصر لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منور الأبصار العارفين بنور المعرفة واليقين والجاذب أظلمة أسرار المحققين بجذبات القرب والتمكين فاتح خزان قلوب الموحدين بفاتحة التوحيد والفتح المبين ثم الصلاة مع السلام على سيدنا محمد الذي صدرة النور ألوان النجرات والنار دائمة الطلوع على الأوالد الظاهرات وعلى آله وصحبه وسلم. Honorable Imam et guide religieux, chers hôtes de marque en séjour de mémoire nationale en France, nous nous réunissons dans le recueillement pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais, ces hommes valeureux qui ont combattu pour la liberté souvent au prix de leur vie. Leur engagement dépasse les frontières et nous rappelle que la liberté est un combat universel. Aujourd'hui, nous associons à cet hommage la mémoire de grandes figures spirituelles qui ont marqué leur époque. Serigne Sidi Mokhtar Kounta, Ibn Cheikh Habib Mohamed El Kounti, l'abreuvoir des élus de Dieu. Serigne Sidi Ahmed Sy, Ibn Sidi El Hadji Malick Sy, le savant éclairé. Serigne Fallou Fall, Ibn Cheikh Ibrahima Fall, l'étoile polaire de la voix de Cheikh Ahmed Bamba, Khadim Rassoul. Notons que la miséricorde, la mansuétude, le pardon, l'indulgence, la clémence, la douceur et la sincérité sont parmi les qualités du messager de l'islam, Sayyidina Mohammed alayhi salam. Les musulmans doivent suivre l'exemple du prophète alayhi salam, sur lui la paix et se comporter avec autrui, musulman ou non. En s'inspirant de ces nobles caractères, Allah nous dit: en effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Cheikh Sidi Mokhtar, fils de Cheikh Bou Mohamed et par ailleurs père de l'actuel Khalif général des Khadres, Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta, et issu de la noble et grande famille Kounti, à l'instar de ses aïeux, ayant parfaitement compris cette thèse, il fit du prophète Mohammed alayhi salam son guide et sa référence. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cette famille qui a joué un rôle très important dans la paix sociale à différentes époques. Surtout au moment où le monde subissait un soubresaut qui menaçait son anéantissement. Cette grande famille s'est dispersée en plusieurs fractions dans le monde. Une bonne partie s'est installée dans le Sahara et en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs siècles, notamment à partir du XVe siècle, mais c'est surtout entre le XVIIe et le XVIIIe et le XIXe siècle qu'il devient très influent. Parmi eux, une figure très importante, Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kabir, né en 1730 et mort en 1811. Un grand savant et un chef religieux respecté, dont Serigne Touba fit son éloge dans Masalikul Jinan wa Cheikhina al-Kunti Zil Anwari
À son époque, des conflits opposaient souvent des tribus touaregs, des commerçants et des populations locales dans des régions comme Tombouctou ou Gao. Cheikh Sidi Mokhtar intervenait comme médiateur et il discutait avec les différentes parties pour trouver des solutions pacifiques sans violence. Son fils, Sidi Mohamed Khalifa, continua ce travail au début du 19e siècle. Il renforça l'éducation religieuse et encouragea le dialogue entre les communautés du Sahara et du Sahel. Les Kunta ont donc joué un rôle essentiel dans la médiation des conflits, la diffusion d'un islam de paix, la propagation de la Qadriya qui est une confrérie qui rassemble. Leur rôle fut essentiel dans leur prière, leur engagement et leur sagesse. Ils ont soutenu les cœurs dans l'épreuve et maintenu vivantes les valeurs de paix, de dignité et de fraternité. Dans ce même chapitre, on peut également citer Cheikh Zainal Abidine ibn Cheikh Sidi Mohamed Khalifa et le rôle salvateur qu'il exerça dans la résistance nomade à la conquête française de la boue du Niger 1892-1902. En d'autres termes, Cheikh Bounama Kunta, premier Kunta à s'installer au Sénégal, en dirigeant le village de Dank en 1809, et par ailleurs père du fondateur de Ndiassane, Cheikh Bou Mohamed Kunta, 1840-1914. Fut un homme de dogme, propagateur de l'islam, restaurateur de paix et grand chef de la Qadriya. En 1796, la bataille de Bungoy opposa le Damel Amari Ngoné Ndella à l'Almami et figure de la Qadriya Abdou Khadir Khan. Ce dernier fut défait, capturé, puis relâché. C'est dans ce même contexte que Cheikh Bounama Kunta arriva sur les terres de Kayor, Amari Ngoné, crut qu'il avait affaire à un guide de la même catégorie que les autres, et voulut procéder à la même approche. Mais Birima Farmatchou, évincé du pouvoir, sollicita les prières de Cheikh Bounama pour devenir roi du Kayor. Ainsi, cette alliance réussit à inverser Amari Ngoné Ndella, toutefois grâce à la démarche et au rôle d'artisan de paix de Cheikh Bounama Kunta. Le Kayor vécut en paix. Cheikh Bou Mohamed Kunta Borom Ndiassane posa aussi des actes concrets sans commune mesure pour la liberté, la dignité humaine et l'abolition de l'esclavage suite aux répressions de Samori Touré en 1883. Il joua un rôle salvateur en accueillant les autochtones qui marchèrent à pied du Mali jusqu'à Ndiassane pour trouver refuge et secours, sans oublier l'insertion sociale qu'il accorda aux ex-détenus. Dans ce même sillage, après son rappel à Dieu le 13 juillet 1914, 15 jours plus tard, le monde plongea dans une crise sans précédent. La Première Guerre mondiale éclata. Cela coïncidait avec le khilaf de Cheikh Al-Bekai 1873-1929, son fils aîné, et frère germain de Cheikh Sidi Mokhtar, qu'il envoya à la guerre et à qui celui Cheikh Fall et compagnie rendent cet hommage mérité aujourd'hui. Cheikh Sidi Mokhtar, le wali accompli, le patriote confirmé, ayant compris le sens de la responsabilité alors qu'il n'avait que 22 ans, accepta l'injonction de son frère bagage à main, revêtu de sa tenue de tirailleur, il s'engagea pour le maintien de la paix sociale et permettre aux individus de vivre ensemble dans la paix malgré leurs différences. Dans ce noble exploit, il était accompagné de 12 de ses disciples: Omar Katitoun, Momar Matidien, Baye Sanor Ndiaye, Mam Sidi Diop, Baye Diaby Ndour, Mambou Mballo, Mam Balal Sall, Bakary Sow, Mam Sidi Balla Diop, Mam Massar Mbaw, Mam Bala Diara, Modi Sabo, et par la grâce du Tout-Puissant, ils sont tous revenus à Ndiassane. Lorsqu'on lui demandait ce qui l'avait le plus marqué à la guerre, il répondait: ce qui m'ennuyait le plus sur le front, c'est le fait de manquer aux heures précises les prières. Il décéda en 1953 à l'âge de 58 ans à Ndiassane. Enfin, mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ces jours de mémoire nationale, nous honorons les tirailleurs africains et particulièrement sénégalais, mais nous honorons aussi à travers eux ces guides spirituels qui ont su allier la foi, le devoir citoyen,
la prière, l'action et l'amour de Dieu. Puisse leur exemple nous inspire, puisse leur mémoire nous rassemble, puisse le Tout-Puissant accueillir leur âme dans sa miséricorde et nous donne la force de poursuivre leurs œuvres de paix. Et merci encore une fois à M. Cheikh Fall Khady et l'ensemble de ses collaborateurs pour cette belle organisation. su ma jéggaloo rek tënk ko ci ñaari baat ci olof. jërëjëf Bouta Sy. ci njëkkee rek ci nuyoo bi ñuy nuyu kilifa yu tedd yi toog bismil xalifatil am di tariqatil xaadiriya di Cheikh Bou Sidil Mokhtar. bis bi ñor bi mu ko ñor mu ne su mënul moom mu ñëwal boppam waaye yabal na une très forte délégation. ka nekk ca bopp ba mooy Cheikh Al Khalifa di porte-parole fa tabarakallahu dina ci agsi léegi ànd ci ak Serigne Moussa Cheikh bu Diop présenté na ko léegi muy doomam bàyyi ko ba Canada ñoom ànd ak mbooloo bi waaye ànd tam ak Cheikh bu Diop xam ni fu kunta taxaw mi ngi ci wetam ak Hadj Bekay Mbaye waaye ak Ablaye Mbaye nga xam ni tamit moom mooy coordonnateur di ci def liggéey ba am solo ñi nga xam ne nag ñoo dalal ñoonu fa tabarakallahu mooy association mooy fédération Ahlu Kunti des daayira bi nga xam ne mi ngi fii nii ci France ñu mën cee jukki Sëriñ Abdou Khadir mu jiite daayira bi nga xam ne moom mooy Nuuru Cheikh tudd tamit soxna Maguette doomam mi ngi nii Sëriñ Abdou nga xam ne moo jiite daayira bi nga xam ne mooy daayira Ansar Sëriñ Mohamed Sey fa tabarakallahu di ci jàmbaar ak ñoom Babacar Diarra loolu rek lañ bëggoon a tënk ci wax leen kan mooy Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam ne moo ñëw ci guerre bi wuti nag ak Cheikh Sidil Mokhtar Kunti bi ñu leen wax ni moom la sunu maam Mor Anta Sali duppee Cheikh Anta borom gaawaan soo demee ci wolofalu Serigne Moussa Ka bi mu koy rendre hommage fa tabarakallahu mi ngi préciser ni fa tabarakallahu kooku nga xam ne moom mooy sunu maam Cheikh Anta ñu ngi ko duppee Cheikh Sidil Mokhtar Kunti mii duppee Cheikh Sidil Mokhtar mii fa tabarakallahu qad maata qawmun wa ma maatat fadailuhum wa aasha qawmun wa fi nnaasi amwaatun wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jàmbaari l'islam ji mooy as dalal bu baax topp ci diggante maamam waaw sëriñ Cheikh xam nga ko jël si woon ak sëriñ Cheikh Bouti ci biir kër yi ñu doon waaw ci biir kër yi ñu doon alal bi fay rek am di sëriñ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokk taalibe yi mbokk yi fi dajeel
di sant ci daje gi ñu fi dajeel ak ki tax ñu daje bi bu sëñ Cheikh nee naa ko li mu gën a neex mooy dañ cee boole ñoo xam ni dafa woon ni ñu waruñ cee bokk te loolu mooy dëkk ñi fi dajale ñëpp ñooy Sénégal te lu baax rek lii koy génne may waxee beneen dénkaane boo xam ni arab lay doon li nga wax ni isa kunta lam taqra walam taku fahiman fa mawtuka xayrun min xayaatika daima nee na bu fekkee da ngaa jàngul te déggoo dara nee na sag deew moo gën sa dund nee na walayluka naimun nahaaruka baatilun wa aysuka fi dunia ka aysil bahaimi nee na bu fekkee ni sa guddi da koy neenal say bëccëg doo ci def dara nee na sa dund mi ngi mel ni dundu baayima in maata min xayri illa wa ku min saqimin ashina min xiinan min adahri nee na am na koo xam ne kii dafa xëy faatu rek kaamu ji la mooy accident lu mel noonu wa ku min saqimin xiinan min adahri am na koo xam ne daa wopp rek ndax bu yàgg rek mu paralyse daal di faatu loolu lépp ñu waaye mu ni wa kam min fatan yamsi wa yusbihu laahiyan waxat nu sijat akfaaruhu wa laa yadri nee na bari na koo xam ne ci ñu ngi dox xëy di foofu te xamul ni liñ ko war a sànni ña ngi koy ràbb te xamul moo tax mu ni fa kayfa taxaaful faqra wallaahu raasib waxat yarsuqal adyaara wal xoota fil bahr mu ni fa kayfa taxaaful faqra nooy ragalee ñàkk te wallaahu raasib te yàlla rek mooy wërsëgal nee na xoolal ci waxat yarsuqal adyaara wal xoota fil bahr xamal ni picc yi naaw bu leen di wërsëgal ak jën yi nga xam ni dañoo la jigéen yàlla rek moo tax mu ni tawakkal ala rahmani fi kulli xaajatin wa alam bi anna laaha yu'ti wa yamna mu ni booy wàkkilu da nga wàkkilu ci suñu borom ci bépp aaju ba dox jafe rek aj ko ci si yàlla wa alam bi anna laaha yu'ti wa yamna wa alam bi anna laaha yu'ti wa yamna da ngay xam ni yàlla mi nga xam ni mooy joxe mooy xañe buñ la xañee da ngay mun xam ni moom rek la bu la joxee nga sant moo tax mu ne tawakkal ala rahmani in kunta aqilan wa yaatika min arsaaqi min haysu laa tadri nee na booy wakkilu da nga wakkilu ci yàlla in kunta aqilan ndeem am nga xel wa yaatika min arsaaqi min haysu laa tadri nga xam ni moom mii wërsëgale dana la indil wërsëg boo xamul fu mu la jógee moo tax mu ne walaa yadxulul firdawsa illaa man ittaqa yuhaddiya aqwaallahi fi sirri wal jahri nee na ku dul ku ragal yàlla du àjjana firdaws mukk te nga xam ne joxe ne àq yàlla yi fi sirri wal jahri ci lu nëbb ak lu feeñ nee na walaw asta fi alfan suma alfayni ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila alfajri nee na bu doon dangaa dund junni at dundaat ñaari junni nee na mënut a ñàkk mu ko da nga mujj rek ci bàmmeel bu yàgg yàgg moo tax mu ne walaw kaanat dunya taduumu li ahliha la kaana rasulallahi hayyan wa baaqiyan sallallahu alayhi wa sallam walaw kaanat dunya nee na bu fekkoon daal du taduumu li ahliha day sax kenn nga xam ne dootu faatu kon ngir ñu gën ñun ñëpp muy la kaana rasulullahi hayyan wa baaqiyan sallallahu alayhi wa sallam kon moo fi des te moom des na fi ba tey ndax ku nekk di fi bàyyoo min fi loolu moo di dund waaye wa ma dahru ayyaamu wa dunya haamil wa jaa rasulul mawti wal qalbu xaamil xamul àdduna da ngay dikk ci bis yoo xam ni da nga ko yenu waaye rasulul mawti bi de wal qalbu xaamil bu fekkee yaa ngi ci jàngat ni moom mi lay fexeel rek nee na wa ana li saalihu li ma doon wax lépp ci biir maanaam am na ñoo xam ne nii ñu ngi fi ñoo ma gënoon a jottali waaye nag damaa bëggoon gannaaw dénkaane rek la naa ñëw ci dénkaane li ci des ñeneen am na ñu ma ko xam dem ba kaa am na lu war a doon wax nga liiral ma ko ci safee angale bi bismillah sëñ Demba Sow mbooloo mi ni ñëpp dégg ko laaj mu jox ma ko léegi bi ma ko ne kan mooy Sidi Mokhtar Kounta
mu ne min asarihim jox ko micro bi min asarihim Seydi Muxtaar Kunti aaliman kabiran fi fiqhi wa tasawuf jox ko beneen micro bi. allo waaw mu ni aaliman kabiran fi lfiqhi wa tasawuf naashiran li tariqi alxaadiriya yad'u ila suhdi wal axlaaqi wa sukri له تأثير قوي في السنغال ومالي والتماكن والسعراء وقد اشتهر بين الناس بالحكمة والإصلاح بين القبائل ونشر العلم الشرعي بالعربية شيخ مختار كنت عالم وصوفي كبير من علماء غرب أفريقيا en français mu ne Cheikh Mokhtar Al Kountiou était un grand savant soufi d'Afrique de l'Ouest connu pour la diffusion de l'islam et de la confrérie. Cheikh Sidi Mukhtar Al Kountiou was a great Islamic scholar and spiritual guide in West Africa. He taught the Quran, remembrance of God, zikr, sincerity, and purification of the heart. He advised people to practice patience, humility, honesty, and service to others. His teachings feature across Senegal, Mali, and Mauritania. The spiritual saying says, whoever purifies the heart finds peace with God. Cheikh Sidi Mokhtar Al Kountiou هو من كبار أولياء الله وعلماء الشعراء وغرب أفريقيا وقد كان له تأثير عظيم في السنغال مالي موريتاني نيجيريا وتنباكولا نسبه وأسرته ينتمى إلى قبيلة كنتي المشهورة بالعلم والقرآن والتصوف وكانت أسرته معروفة بأفسد القرآن تعليم الفقه نشر السكر وإصلاح الناس وقد اشتهرت السوايا الكنتية في سهراء بنشر الإسلام بين القبائل والتجار. علمه كان فقيها مفسرا مربيا وصوفيا وكان يركز على الإخلاص لله الأدب مع الناس كثرة الشكر السهل في الدنيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول بمعنى كلامه لا ينفع العلم بلا تقوى ولا أدب يعني كل من دم أمر تلو رجل يلا أكيد وهذا يشبه ما قاله سيف أمر باب يعني نرونا لسرين تباب وانت مسالك إن الذي لم يخسر رب العالمين ليس بالعالمين ولو أفتن فنون وبعدين لو بari باب خم رجل يلا هو جان وان بس ما حصل أم رجل يلا ولا أفتن فنون لو جل من طريقته أستعمل بطريقة الخالدية وهي طريقه تقوم على السكر على عبادة خدمة الناس وتسوية القلب. وتصفية القلب وقد أثر في كثير من العلماء بعد. بما دفع مسير بوك كل يوم نقام فكاد يلون من غادي يقام الجاس. على تأثير إلى السنغال خي حبر تلاميذ أمام علماء التجارة ورحلات علمية وكثير من أهل السنغال كانوا يحترمون العلماء والكل ويأخذون عنهم العلم والتصوف من أخلاقه ليجوا كان معروفا بالتوابع الحق كل وقت السوء الجمود والكرم وكان يكره كلاس القلب الظلم والرياء. لأن كلمات النافع قال العلماء التصوف الحقيقي هو حسن الخلق. لأن قلنا لن موي تصوف موي كجرب وطاعة الله التقوى. وقال باب أهل التربية القلب يسمى بذكر الله إسراء. لأن القلب بفكر كيف تجد يلا إسراء من دنا نقول شيء بالفرنسية.
Cheikh Sidi Mokhtar El Kounti est un grand maître soufi et savant musulman d'Afrique de l'Ouest. Il enseigne la foi, la sagesse, les signes et la bonne conduite. Il était connu pour sa sagesse, son humilité et son savoir religieux. Sidi Mokhtar El Kounti était un grand maître spirituel et savant musulman. Il enseigne une fois de plus le Coran, la sagesse, le zikr et la purification du cœur. Il encourageait la patience, l'humilité, la sincérité et le service des autres. هو ابن أكبر الإمام الشيخ إبراهيم فال باب المريدين ومن السيد الفاضل سخن فال بيك وصاحب مسلم عبد الله فال نداو وسيوبنا رقية فال بن الشيخ إبراهيم فال ولد حوالي سنة 1880 في سان-Louis والتقى في سن مبكرة بمدرسة أبناء الصعماء في سان-Louis برفقة سرين علي فال ñu àndaloon lay wax Mbawor ba Sëriñ Assane Fall ak Sëriñ Assane ñoo bokkoon ci école bi daa madrasa boo xam ne moom fils de Cheikh yi dañ daan jàng moom ñett ñoom jàngale ko moom tam fexe bi wëroon leen كانت هذه المدرسة مخصصة لتكوين رؤساء المخاطبات والمستقبلين وقد مكنت إمام الشيخ إبراهيم فال من أن يوفر لأبنائه إدخال اللغة المستعمرة تمهيدا للإمكانية التواصل بين الشيخ أحمد بامبا والقراءة الفرنسية اللقاء مع الشيخ قديم. أنا في سن ثانية عشرة وبأمر من والده التحق بالشيخ أحمد بامبا في ما ينبغي. te wax sëñ Fallou Fall li ko sëñ Cheikh Ibrahima defaloon bi sëñ Touba nekkee maayom asna afitratin nafihi li yaxmalaloo al hadiyatu min al muridina nee na defoon addiya def ko boole ko sëñ Cheikh Fall mu dem ak moom yóbbu ko Gabon sëñ Touba moo tax mu ne maam Cheikh Ibrahima Fall arkabahu safinatu wa alaqa fi unuqi loolu ñu defoon ko yi nga xam ko dañ koy takkal ci jël rek boobu foofu la toll maa nag addiya yi di fekk seen bi daw ba taxatul taxawilu unwaanu Serigne Touba nga xam ni adresse Serigne Touba la ñu def moom fa la jëm nee na wax ajaba Seydou Bamba bii nee na Serigne Touba yéemu na ci moom ba jox ko malaabisul asiyat wa kaasan jox na ko mbubb ak i dàll ak u kaas laa tasaalu usulatu tahfizu biha inaayat moo tax ñi ko doon ñëpp mënul joo am coon المواهب الروحية منذ مراهقته سعى على سرير فال مواهب منسية في سن ثانية عشرة كان يكسب أحوال الأرواح في قبورها ويروى عنه برفقة باي سيسة ست عين في مقبرة ترك لاي سيري الموتى الذين كانوا كاسابي kon kooku dafa ànd ak moom min xabloo mi ngi fële kenn jigéen xam naa kaanu fi asabi mimma kasaba bi ahmaay rafiqati al-usara ila rabbi al-alamin al-ula indama talaba faransa bi tajnidi quwati istimariya lil harbi alimiya al-ula 1914 توجه بلس زيادة إلى جربل وكان من بين أبناء الشخصيات الدينية المرشحين سليم مول مصطفى الابن الأكبر مسيب المستقبل الشيخ أحمد بامبا لكن مع الشيخ إبراهيم فال عارض ذلك وقد أبنه سليم فالو مام فمن نيك ولا wax ci wala lo yóbbu ci Modou Moussa ba ko waxee maam seen mu gàtt loolu xaalu Fallu la bakalan dañ ko wottee suñ Fallu anu ma adadu min al muridina Serigne Abdoulaye Fall Ndar Serigne Bassirou Fall wa xayru ak ñeneen ñu ñoom من تم تجريده تحت رقم عسكرية وأثناء عملية البحرية تعرض
سفينة للأبرار جسمة لكن وصلوا إلى فرنسا سالمين وقد أخبرهم مع الشيخ إبراهيم فال قال نائخا أن الشيخ أحمد بامبا كان روحانيا إمام السفينة بينما كان هو يارس من القلب وأثناء اتصاله بالشيخان قال له الشيخ إبراهيم فال ولم يكن له سوى عودته واحد وختلا إن السيد فال إلى الجبهة وهذه المرة برفقة سخيرة الأسقال السيد عبد الله فاندل واتصل في ساعة المهلكة في أوروبا ولم يحصل على خبره فقط أم كان خمسه بلد منه أكل سؤال عائلة لكل دولة بدوننا قبل رئيلة الأخيرة سلم متفد إلى أخي سيد مصطفى فال الذي أصبح أول خليفة الإمام الشيخ إبراهيم فال وترك وراءه 3 زوجات وابنها واحدا سيد مباكر فال أول أفيد الإمام الشيخ إبراهيم فال هو مؤسس 3 دارات كسنير أيام ومنصور ومصطفى التي كان يديرها سيد موسى يوب أذكر وتكريم المبارك من سيد مود أبلاي فاندر أتوقع مكون من الحاج مصطفى جم فانداوي سيد شيخ بنتو سوفال وسيد بابا سك رئيس عبدو ونيفو الذي كلف الحميد تيارنو جاي بمتابعة ملف الأحكام سيد فالو فال لأن السلطان نبري فرنسيا نسأل الله أن يتقبل هديتي وأن يمنحنا بالبركات آمين لام بلير مولون لير اللي يبتلي كجلي وخمني ما فوقنا وبوغ الخم دغلي بدنا بمن سوفينا تبان kon Modou Mbaye Samb bismillah yow ñu def waaw sëñ Fall ko wax ni nee Patrick day décoré sëñ Cheikh Digal Fall ndax ci jàmm rek lay dox nee organisation bi organisation bu am doole la nee Nations Unies moom la ñu nekk nee yàgg nañu ko topp xam ne daal sax bi ci jàmm rek lay dox day orienté xale yi di leen teg ci yoonu l'islam te nangoo liggéey fonk tamit seeni waajur loolu rek la sëñ Cheikh Ndigal di dox nee sëñ Cheikh Ndigal Fall nee ci noo organisation bu mag bile Patrick mi moo la xool ràññee la ba jox la ambassadeur de la paix mi ngi noonu la ñëpp jóg taxaw la ñëpp jóg taxaw ñëpp jóg leen taxaw donc dama bëggoon moom foo ko dem dina fekk juróom dina fekk njabootam sëriñ bi ñu lay sant bu baax bis bii bisam la boo dem yow Cheikh Modou Abdoulaye Fall mi ngi màgg di la sant di la gërëm di la ñaanal suñ Cheikh Mbaye Góor nii la meloon ak sëriñ Modou Abdoulaye wala toog mu guddi mu wóoru ko dëgër moom wax ko loo xam ne ñoom ñaar ñoo koy waxtaane waaye sëriñ bi taxaw day bibliothèque bu yoonu murid la waxuma benn kër see waaye benn yoonu murid la bibliothèque islam la ba bëgg bay lancé appel boo xam ne bépp étudiant ak foo mën a nekk ngay def thèse wala ngay def RSS ci Sénégal ak yoonu murid ak l'islam na nga dem ba sëñ Cheikh Fall Ndigal nga def ay RSS loo jëlee ci moom lu wér la ndax dafa yor ay artistes yoo xam ne diggante tubaab bi la ak Mame Cheikh Ibrahima Fall ak diggante Mame Cheikh Ibra ak Serigne Touba li gën a yéeme mooy kër Mame Cheikh Ibrahima Fall si Ndiaye nga xam ne ci loxoom la nekk da ko liggéeyaat ba def ci 1 milliard ci liggéey ko laaj bi kenn benn dërëm mu jël bagage Mame Cheikh Ibrahima Fall yëpp def ko musée loolu it maa ngi lancé appel képp koo xam ne bagage yi musée Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Fall Ndigal liggéey da ngeen dem jaaree Màkka Woy boo demee léegi sax ko Mame Cheikh Ibrahima Fall daal tëdd di nga gis ci Mame Cheikh Ibrahima Fall daal toog di nga gis diplôme bi nga xam ne France dama décoré Cheikh Ibra en 1918 def école orthodoxe de Afrique ku fa dem di ko fekk di nga fekk daal di Serigne Touba di nga fekk booleem jeexit Cheikh Ibrahima Fall loolu nag amal na solo àdduna sépp tey boo demee Turc bi ñuy wax Topkapı bi di ko fekk mbokk jeex jaay seen salaam jaay seen naaw wax seen naaw wax seen naaw waaye misi bi suñu defal di nga defal muy misi Mame Cheikh Ibrahima Fall
soo ko demee lépp luy jeexatu doomu Sëriñ Tuubaa jeexitam di ko fekk ba gis fa karamu Sëriñ Tuubaa kon dafa war yëpp dem ñaanal ko mu dugg téeméer ay tegal amiin amiin Fall amiin nga yàgg fi loolu Fall di lay sant di la ñaanal sagal nga yoonu mu sagal ko lépp sallallahu wa sallama ala rasulillah rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mandat bismillah waay anabi ummi mustafa al-muntaba al-muntaqa imamillahi al-mahdi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bi hadihi ila yawmi din allahumma sabbit lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashirul mu'minin wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim wa ufawwidu amri ila allahi inna allaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Serigne Mamour Mbacké Sy Boye mu ngi leen ñu ziar la jote leen nuyoo xalifa Seydina Imamillahi Mahdi alayhi salaatu wassalaam Seydina Mouhamadou Amin ibnu Seydina Babacar Laye ibnu Seydina Imamillahi Mahdi ak mbooleem nuyoo njabootu Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam. Honorables autorités, distingués invités, chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un devoir de mémoire, de reconnaissance et de dignité. Rendre hommage aux tirailleurs sénégalais, ces hommes venus d'Afrique qui ont porté, parfois jusqu'au sacrifice suprême, les combats de leur époque. Cette démarche commémorative n'est pas seulement un rappel historique, elle est une invitation à transmettre aux générations présentes et futures les valeurs de courage, de loyauté, de fraternité et de résilience incarnées par ces hommes. À travers cette initiative, nous affirmons que la mémoire ne doit jamais s'effacer, car un peuple qui honore ses anciens renforce son identité et éclaire son avenir. Cette rencontre traduit également une belle communion entre les communautés religieuses bien représentées aujourd'hui, les communautés culturelles et citoyennes autour d'un idéal commun, la paix, la justice et le respect de la dignité humaine. Puisse cette journée raviver dans les consciences l'importance du souvenir, de l'unité et du dialogue entre les peuples. Je vous remercie et voudrais remercier particulièrement Serigne Cheikh Khady Gueye Fall et toute l'association Serigne Fallou Fall, remercier à travers eux les autorités sénégalaises et les autorités françaises qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je veux citer particulièrement Madame Christine Fage, ambassadrice de la France, ainsi que ses collaborateurs, Madame Diana Mendo-Belgo, M. Alassane Ba, ainsi que le consul, M. Stéphane Bomage. Nous ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziar di si jiital suñu waajur bi toog nga xam ne démb ba léegi ñoo ànd sëñ Mamour ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di jël nuyoo mbooloo yëpp di ko teg sa loxo ak mbooleem tamit bu fi nekk di la ñaan bu fa am mbégte bu baax sa teewaay ñu ngi démb tey am nañu ko yàlla boole suñu borom moo ñu jàngal ci alquran subhanahu wa taala ne innamal mu'minuuna ixwa way gëm yu ay mbokk lañ moo ñu xamali wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu te leen ci buum yàlla yi yéen ñëpp bañ tasaaroo xalifa bi ñu fi yebal tey di ko mandargaal ci jàngaleen ñu ngi fi wax démb ba léegi waaye du doy mu ne Sénégal day réew moo xamante ne di la Seydina Limaamu Laay feeñ
jur Isa ruuhullaahi woote ajiboo daa'iyallaahi waa këram di waa ahlullaahi mu tëdd ci jàmmalaahi mu ne muy réew moo xamante ne mu ngi fa feeroog ku ñuy woowee xaadimu rasulullaahi mu ne maam jaariyatu laahi jur ko nee na mu jur sa ku ñuy wax fàllullaahi mu ne mu woote muridullaahi mu ne damay léeg-léeg ma tooñ sama mbokki mbàkke mbàkke yi naan leen laay ngeen sant ndax muridu santul mbàkke laahi la sant muridullaahi nga xam ne kon ñooñu dégg nañ jàngale ba wa'tasimu bi hablillaahi limaamullaahi isaa ruuhullaahi ajiboo daa'iyallaahi jàmmallaahi ahlullaahi koo nuyu ne laahi xaadim rasulullaahi maam jaariyatullaahi fàllullaahi muridullaahi mu ne boo demee ci suñu mbokk tijaan yi bu ñuy wasifa ñu ngi naan allah 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 mooy laahi 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 kon kenn gënul ci laahi loolu di jàngale boo xam ne mu ngi koy wane bennoo jullit ñi ki ko jur nag di Seydina Babacar Laay mi nga xam ne moo ñëwoon ci guerre moo tax Serigne Cheikh Khady Gueye amuñu jantam amuñu ngërëm xanaa di ko ñaanal Serigne ñu ngi lay seedeel jàmbaar yoo xam ne la ji waaw man de ni ma ko nawee yàlla rek a xam ndax li mu liggéey ñun ñëpp la ko liggéey te dafa ko yëfi boppam da cee boole ñëpp ni mu ko waree la ñu waree dëgg yàlla ndax ñun la fi suñuy maam ñëwoon waaye xëy na ñun ñoo tendeefal ba mu yëg initiative bi am taxawaay bi te xaar bi kenn ba ñu naan 9e édition xam ne kon jàmbaar la ñu xam nañ ci dara nag ñoo ànd ci liggéey moo tax ren yàlla def xalifa bi suñu waajur yor baat bi xëy na mu jox ñu si ndigal ñu gën a am sañ-sañ impliqué aussi waaye ñu ngi lay seedeel ne bàyyiwul ginnaaw kenn ku des ginnaaw xëy na yaa bàyyi si bopp waaye lépp lu ko war ci ñun dëgg yàlla dëgg la dee laay lay sant bu baax di la gërëm da wax sa kanam yi kilifa nga waxit di la ko jottali ci turu xalifa bi moom nga xam ne waajuram moo fi ñëwoon kon lii moom nga ko defal mu nga ne la Seydina Babacar Laay bàyyam di Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam li may wax ne lu ko waaye ñàkk a xam dégg nga ne mooy borom ajibu daa'iyallaahi yaa ma'sharal insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum mën a démb mën a tey loolu ku ne dégg na ko ci moom lu ci waaye ñàkk a xam it dégg ne moo randal géej gi moo rëddal géej gi fa mu war a yem te moo tëdd ci tefesu géej gi xalifa bi dina ciy dolli ne ci randal géej gi ak ki julli ci géej gi ñoo daje ci géej gi ñoo ñu réeróowu Seydina Limaamu Laay randal géej gi moo randal géej gi fa mu war a yem ba noppi tëdd fa ci tefesu géej gi mu ngi ci image ne ko dootoo ñëw dañ bay beex bu baax bi dana koy wax mu ne Seydina Limaamu Laay géej a seet mu ne li mu wax tëdd fii boobu appel la mu nekk ci urum ba di ko wax ku ko wax te yàlla wax loolu ko boo tëddee fii géej gi jële la fii day jële la dal na géej ba mu sës samp kër yali dafa weer mooy rasool ku man naka def mooy yoo kiraamate ini roo walaay ku la way am gërëm fajaan ay dina dal na géej ba mu sës dina dal na géej ba mu sës samp kër yali dafa weer mooy rasool ku man naka def mooy yoo kiraamate ini roo walaay ku la way am gërëm fajaan xalifa bi day wax ne bu doon xam-xam bu ñuy jàngi la kon jàngi nañ ko ñëw di randal ci parcelle di jàng bu nga xam ne suuf la muy jàng daal mu ne bu doon xam-xam bu ñuy jàng kon jàngi di nañ ko ñëw di randal géej di parcelle di jaay di dëkk ak di jaay waaw moom lu yàllay maye la suñu borom ko defal cana mu gën a waree tan cana mu gën a yelle ñu ngi julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dañu woon bëgg ko farata la wa salli dabban ala man xubbuhu farida sant ku tedd ki mi nga xam ne tur wu ne ku ne mën na koo moom waaye bu ñu nee ku tedd ki moom xëy yëpp dañ borom jumaa ji bu ñu nee borom jumaa ju mag ji
xel da kenn ku dul ku tedd waaye nag am na weneen tur itam te mooy dem delsi dem dëkk bi mooy dem delsi waaye di ko wax ba yàgg dem dëkk jàng mu ko juuma boo ko waxee wàcc la ko yóbbu mbirum sunu borom la xel du ko lijjanti wa adxala ilahu fi qulubi man tasabbabu fi naqlihi zaata zaman ixraajuhu ila albiladi naaniya wa naala fiha fawqa sami saaya sunu borom nam ci moom ay may yoo xam ne moom dong ko am keneen dootu ko am moo tax mu def ci xoli tubaab bi ngir mu mën a génne sëriñ bi yóbbu ko exilé ko jaaral moom fa mu jaaral moom ca coono bu bari ba ak tiis yu bari ya ba mu am ca gërëm lu rëy la kon lépp ci coono la ko amee nag dañ nabatul ma ala katil bala yi xam daan araadi da mu abada li ma am bu kenn jàpp ni ci noofaay laa ko amee waaye coono bu rëy la def ndax doxoo te bëgg a raw bu ne sonnoo te bëgg am lu ne jëfoo te bëgg am lu ne doxoo te bëgg a raw bu ne sonnoo te bëgg am lu ne du mën a am na nga ko xam loolu si day tax coono kon sababu ghaybati anna allaha arada an anala minhu jah wa an akuna shafan li qawmi wa an akuna xaliman fi dawl mooy borom liggéey bu rëy ba nga xam ne boobu liggéey mënoon a fayu jekku ko lool dañuy jéggale na afawtu an il aadai turra li wajhi man nabahum bi ghayri sarmadan aswad bon du ma riposé benn yoon waaye jégal di ma leen jégal yàlla rek a tax jëndale naa fayu ngànnaay waaye sama xalima gi ma yoroon ci combattre ak ñoom bu ma ko dakkalu doon day mujj ñu dee ci bas ba jeex law annani lam atruk bil kitaba mujahidan bi hada al itaba lama kan bil wabari kullu kafiri illa yakub li ilahi al ghafir waaye lakin afaw lakin waaye jégal naa leen ñoom ñëpp waaw li wajhi baaxi mu gis anasi wa man la ko waxee lakin afawtu an jamii annaasi li wajhi baaxi mu gis anasi mënoon naa fayu ci baatin mënoon na fayu ci zaahir waaye dama leen di déggal di jëmi sunu borom subhanahu wa taala bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu tedd ñu teew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen di ziar bi ak nuyoo bi Seex moom mu taxaa xarit ba tuuti ko ñaanal suñu borom nekk di wéru ñu xool ko suñu tubaab bi mu teg mu ne bu mag bi suñu mën xarit Fall maam Seex Ibrahima Fall ñu boole ay njaboot di siyaare sëriñ Maam Mor Mbacke Fadilu bi nga xam ne fii ñu teew ci saal bi tey ñu mën sëriñ bi waa ci ko jotaay teewe bi jëm bi seen sëriñ Abou Mbacke sëriñ Fadilu xale sëriñ Fadilu teewe bi jëm bi boobu waaye teewe bi njëriñ sëriñ Tuubaa yëpp waaye teewaale bi di yaayam sa jaaram bay bokkoon si ñi nga xam ne ñoo ñëw ci guerre bi àndoon ak si Abdoulaye Fall la xam ne keroog ba Allemagne bi kulee baro bi maamam ñoom bi moo ci biir baro bi di nuyu sëriñ Mortala Fall xale bu Cheikh Abdoulaye Fall Ndar loolu dañ ko sant bu baax ci déplacement ak taxawaayam ñu mu def déplacé wu ànd ak njaboot si yàq yëpp am na njaboot si mu am Abdoulaye Fall ak njaboot suñu fas bu baax naka noonu it dañ nuyu sëriñ Mame Libaas Laye teewal muy juróom ak champ de Laye ànd délégation bi yàqu sëriñ Moussa Kounta moom it Ndiassane teewal professionnel de Ndiassane sëriñ Sidi Moussa Kounta sëriñ Ahmed Sall teewal bi xalifa général de Tidiane ñu mën a si si wax léegi mooy juróom jóge ba Sénégal am na yàlla muy nuyu ko dëkk français bi ministre Moussa Tomo ak si Abdou Salam tey di suñu man suñu téléphone ñu bokk jigéen bokk menn maam bàyyi ko ba Allemagne jiite fédération daayira Allemagne waaye xam naa ko tamit bu subaay
nuyu suñu kilifa bopp bi toog soxna Mariama Jaxate Mbàkke di ko wuyu Sëriñ Saliou muy leer Cheikh Abdoulaye Mbàkke Cheikh Abdoulaye Mbàkke waxoon na damay wër Sëriñ Tuubaa damay wër Cheikh Ibrahima Mbàkke jawal Sëriñ Tuubaa gi jël ko andi ko kër Cheikh Modou Abdoulaye Fall teg ko ci loxo Sëriñ Saliou mooy ko Sëriñ Modou Abdoulaye dama am ñoom yaakaar tey jii nga xam yow yaakaar yooyu lu wér la te tax yaakaar yooyu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa waxoon ci way juróom bu seen part fee ñëwoon mun a ëpp lay tax damaa ñoom yaakaar te ku ma ko tudd la sa wax yaakaar yooyu yow boo wax ci Sëriñ Modou Abdoulaye yaakaar ci tax ndax seen sew bi pare nii jàpp na seen seen xarit yi liggéey bi bu dee fëte di coordonné ànd ak seen Cheikh Seydou Bakam maam Cheikh Ba seen biir seen mooy jox Sëriñ Modou Abdoulaye ni nga wax yow boobu Sëriñ Saliou Fall ñu jëm Sëriñ Saliou Mbacke mooy liggéey kër Sëriñ Modou Abdoulaye ko wax te ay millions koy liggéey damaa woo bu damaa bokkaale ne ma soo ko joxee ndigal ma liggéey ma ko ndigal laa ko Fall di nuyu nag jëwriñ di nuyu jëwriñ alaaji mag bi fay di ko sant ñu turu njaboot maam Serigne Fall gépp jëwriñ alaaji mag bi Cheikh Ahmad Bamba Mbacke bi fay sa waajur ñu tudde ko maam Cheikh Ibrahima Fall sa maam àndoon na maam Cheikh Ibrahima Fall ca Ndar ba Tasineer ba Jaara ba Thiès ba tey nga nekk Ndakaaru li ma waxee ne maam Cheikh boole pour doon ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi dara maam Cheikh la waajal mën naa koo tàmbalee ci sëñ Dame Dramé Masural maam Cheikh la ko boole ak sëñ Mourou Moustapha ne ko kii lay gone ko set loxo la yar naa ko def nañ ko xam-xam dana jàpp ci liggéey bi may ko waaj Masural jëli plan bi Cheikh la jël ay indi conseil jox ko indi conseil boppam ak yu Masural ñu gaaral ci plan bi maa ci ñëw sëñ Fallou Mbacke bi aussi mu ne sëñ Dame Dramé sëñ Fallou ne ko damaa soxla bu jàng tubaab ak abu yar mu xool ko sëñ Dame Dramé bàyyi maam seen far yar ko mu fekk fépp sëñ Fallou ba jumaa ji mag sëñ Fallou am bi mu bëgg bi sëñ seen bi ci bàyyi Ndakaaw ñu jël plan bi ci loxo alaaji mag yu fay maam Serigne Fall bi gaaral ko wax naa leen ko maam Serigne la préparé ko ba mu liggéey jumaa ji ñu nekk bu sal bi ji naan te bii nag di koy jox dañ joxuñ ko ngir xaalis joxuñ ko ngir daraja li nga yàlla jox dañ ko jox ngir sante ko ko ngir jël ñu néew Sëñ Tuubaa ndax toll ni jumaa Sëñ Tuubaa nee na sama bëgg mooy jumaa Sëñ Tuubaa bëgg ki ñu ko am mooy jumaa ji ma ci nekk jaaree ak jumaa ji ma ci nekk Tuubaa li ñu nekkee mooy jumaa ji ma ci nekk sal bu ji naan loolu alaaj mat bi dina ci gërëm mbir yëpp laa leen ñu bëgg mbir yëpp ñoo la amee can wax nañ ñu lay adduna bi ba fii ci Paris sant la remercier ci kanam adduna bépp nga xam ne li seen sifar liggéey wax nag moom dafa baax xel waaye xam na ne yow magum murit nga te boo fekk liggéey Sëñ Tuubaa daw nga def si liggéey bopp ñu lay sant di la gërëm di la wax ahlan wa sahlan marhaban bikum soyez bienvenus si Darou Mara jërëjëf